jërë ngeen jëf mbokk yi safoo télévision Futur Média daleen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu nam koo jukki dina bokk xeex lépp lu ñeel wàllu ëmb yu teel yi diwaan bu Casamance ak la ko wër ak itam xale yi nga xam ne dañ leen di teel a maye lu ni mel tax na groupe Woluba daal di amal aw initiative boo xamante ni daal nay sensibiliser lu toll ci ñetti région ca woowule diwaan lu ni mel dina mën a tax ñu xeex wàllu woowee bu baax a baax li nga xam ne moom président Macky Sall amal na ko niki gaaw bi am siq ab waxtaan jaarale ko ci xarala yu yees yi ak yenn ci ay ndaw Pikine mu mel ne nag conseil départemental bu jeunesse diwaan bu Pikine rafetlu wu ñu benn yoon lu ni mel ndax itam la ñu xam ne mu di moom président Macky Sall waxul ak ña nga xam ne ñooñee la war a waxal ak itam ña ñu ràññee ci xeex wi nga xam ne ñu ngi koy def mu soxal ndaw ñi édition atum 2021 daaka bu Médina Gounass xam ngeen ne li nga xam ne moom moo di activités yi daal nañ koy wëyal lépp lu soxal itam di matuwaay yañ fa war a jël ngir rek askan wa bu ñu ñëwee mën a amal gàmmu gi ci anam bu mucc ayib ñu ngay wéy di ko amal région médicale bu Kolda lépp lu ñeel itam wàllu wér-gu-yaram ma ngi koy càmmonteeg askan wa nga xam ne ñoom ñoo fay dem wàllu biti réew itam daañu waxtaan ci li nga xam ne moom moo xew ca Ukraine boobaak léegi dégg ngeen ko miin ko lool ci dégg-dégg itam ay doomi aadama di fa faatu yàqu-yàqu yi bari na daañu fa rek amal aw taxaw seetlu Ibou Diouf dina dikk ak ñun ci li nga xam ne moom moo fa jot a xew daañu wax itam ci gouvernement bu yees diwaan bu Burkina Faso mbokki lu ni mel buñ ci jukkee moom mooy bural yi la jotaayu xibaar léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu rafet lu baax ànd wi ak télévision Futur Média xibaar yi nañu ko junjee woon noonee la ñu koy dooree muy xeex li nga xam ne moom moo di ëmb yu teel yi xale yi nga xam ne dañ leen di teel a maye te du doon li nga xam ne moom moo di seen ak coobare ginnaaw di diwaan bu Casamance ak itam la ko wër aw kuréel taxaw temb ngir rek daal di xeex lu ni mel waaye itam def kéem kattan jokkoo ak yooyu ndaw ngir daal di wuññi wala bokk dox ci li nga xam ne moom moo di seen ab xel lu ni mel. bu taxawee ñu mën a xool ana nees mën a def ba rek daal di koy saafara wala boog bu fekkee dañuy waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di aw waajur yi diwaan bu Casamance ak la ko wër ñu dem fekk fa Bakary Konté xaali jàmme ëmb yu teel yi mariage forcé ak excision bëri na loolu fii ci région bu Sédhiou. kaso la jël xale bu ndaw 12 ans 13 ans 14 ans yooyu kaso la parce que xamul dara à l'époque soo gisee sax lii yëpp ma dugg ci parce que il y a 3 à 4 ans de cela la Sédhiou bokkoon na si dëkk bu nga xam ne la plus jeune maman du Sénégal se trouvait dans ma région malheureusement. ndóol bi ñàkkum communication entre parents yi ak xale yu jigéen yi bokk na ci cause yi. ñàkk bokk na ci. te vraiment ñun ñi duñu wax ñun waajur yi duñu wax ak suñuy doom dañuy waxtaan xale bu la ñemewul du la wax li nekk ci xolam. bu ñu jëlee excision conséquence bi mën nañ ko yokk te buñ ko yokkee après day yor métit bi di vivre ak moom psychologiquement sax daf koy laal. pour nag xeex jafe-jafe yi jigéen yi di dund fii ci Casamance loolu moo waral association Woluba daal di lëkkaloo ak OSIWA ñu amoon campagne de sensibilisation si ñetti région yi nekk fii ci diwaanu Casamance. c'était un projet yi nga xam ne mu ngi woon sama bopp et tout d'un coup je l'ai écrit et je me suis dit attends je vais essayer de demander à OSIWA sant yàlla bu baax a baax donc bu ñu dugalee projet bi et aussi à accepter. tax na nag ñoom dem nañ sax si Diaroumé ci département bu Bounkiling daal fay amal benn causerie. parents yi dañuy ragal ne seen doom tam ëmb loolu tax na yu bëri bu ñu amee ay jarbaat wala koo xam ne laaj na seen doom pour mariage donc du ñu xool école wala niveau bu ñu nekk dañuy préférer ñu jox leen ñu marié que ñu rus leen si ba donc vraiment loolu ñu ngi ñaax suñu série ñu moytu grossesse précoce. ak seen programme bu bees bi ñi def campagne de sensibilisation jaarale ko ci musique ak art urbain association Woluba ak partenaire am di OSIWA ñi ne dinañu yokk sensibilisation bi ci Casamance yëpp ndax éliminer lépp loo xamante ne nekk na ay mariage d'enfants ak tamit grossesse précoce ak excision. jërëjëf Bakary dañuy des ak ñi nga xam ne itam ñoom ñoo di ndaw ñi bi la yoon dañuy wax ci lu ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal xam ngeen ne tout tànk yi wala
wala bokk xale yi toog nañ ay weer yoo xamante ni dugguñu ci daara yi li ko waraloon bokk na ci ñàkk déggoo gouvernement bu Sénégal ak itam ñu yëngu ci wàllu wi tax na itam lépp lu ñeel wàllu examen yi ku moywul daañu ko randal ginnaaw aw waxtaan boo xamante ni itam dox na ci seen biir ñoom ñaar lépp lu soxal itam li nga xam ne moom moo di date ba daañu ko wax ñu teewlu ki nga xam ne moom moo yor kàdduk ministère bu éducation nationale Mohamed Diagne lay wuyoo àdduna jëmale ci micro Cheikh Anta Diop ak Sélatiir. Ministère de l'éducation nationale ginnaaw ba nga xamante ne bile état bi ak jàngalekat yi syndicats yi signé nañu accord yi ba nga xam ni njàng mi yëpp ak njàngale mi day reprendre na ci ensemble territoire national jaadu woon na ñu xoolaat li ñuy wax calendrier scolaire ndax dañoo ñàkk ay fan yu bëri yoo xam ni xale yi dañoo toog jànguñu ko léegi nag pour xale yi garder seen chance réussir seen composition yi ak seen examen yi donc ministère xoolaat na donc calendrier bi ci njëkk programme yi dañ koy réajuster ñu xool yan compétence la xale yi nga xamante ni bii yëpp dañu war a passé soxla ñu installé ko pour seen composition ak pour seen examen donc compétence essentielle rek la ñuy viser li ci teg aussi ñu xool datu composition yi donc nga xam ni dañ koy changer ba mu dem 24 mars waaye aussi datu examen yi CFEE 22 23 juin BFM 21 juillet bac ñuy waxtaan ak ministère enseignement supérieur notamment office du bac waaye aussi duñu yem ci loolu daañu organiser ay cours de renforcement à tous les niveaux fête yi jeexatu deuxième trimestre bi fête yooyu dañ ko gàttal. jokkoo ak le président Macky Sall lu nu mel ni ki démb ci gaaw bi biral nañu ko diwaan bu Pikine ci ñenn ci ay ndaw tax na itam ñi nga xam ne ñoom ñoo bootu ci conseil départemental bu ndaw ñi diwaan bu Pikine gis ne lu nu mel ka nga xam ne moom moomee la war a jokkool moom président Macky Sall ba ñu waxtaanee ay poñ yu bëri bokk na ci li nga xam ne moom moo di ñàkkum xëyum ndaw ñi ak itam yenn ci ndóol la ñu gis ne warul waroon wax ak ñoom ndax itam ñoom ñooñee nag la ñu xam ci diwaan boobee nag la nga xam ne moom moo fay sooxe kenn gënu leen a yey ngir rek ñu daal di ci àddu Safiatou Mbaye moom mooy présidente bu conseil communal de la jeunesse bu Tivaouane Diacksao dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Abdoulaye Anne. 5 mars 2022 mi ngi amee ci arène nationale ba benn rencontre boo xam ne virtuelle mooy ci xarale yu bees yi président da koy am ak jeunesse bu Pikine di waxtaan ak ñoom seeni problème te conseil départemental de la jeunesse umpule woon ne mooy instance bi nga xam ne état da ko reconnaître nag pourquoi lii di am te à notre grande surprise jeunesse bi ñoom yëguñu ko loolu moo ñu jaaxal te loolu la ñuy interpeller le président de la république am na lu mu taxawal jël ko yóbbu ko Guédiawaye guichet unique bi ñu bëgg na ko indi fii à Pikine te buy wax ak la jeunesse rafetul ñiy jéggi jeunesse bi dem di wax ak ñeneen. daa am ñu suufu mënuñu koo nangu si ñun parce que dañoo légitime ki ñuy waxal mooy njiitu réew mi tout droit xàmmeeguñ leen nag parce que dañoo porté ay masque xamuñu ñan la duñu accuser kenn mais nag am nañ ci preuve leer a leer. mbokk yi jàppale ne lépp lu soxal gouvernance bu UCG daañ ko gën a ñoŋal taxawal itam beneen ab société ci wàll wi mu rek loo xamante ni dina gën a ñoŋal li nga xam ne moom moo di lépp lu soxal wàll wi ak itam anam bu nga xam ne noonee la ñuy liggéeyee kàddu yu ni mel ki ko biral di jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu alam gi di ministre de l'urbanisme du logement ak itam hygiène publique ñu teewlu ay kàddoom ci bésu ceeb ca tal wi nga xam ne ñu ngi ko doon amala ca quartier bu Daaru Salaam Ndangaan Ibrahima Diawo wala bokk Fally Gueye ak Ibrahima Diawo ci reportage. Vous avez vu aujourd'hui, l'UCG est partout dans le Sénégal. Mais le chef de l'État a décidé de faire un autre pas encore en changeant la gouvernance dans les. di xam ne rek ne waa UCG ñoom def nañ bu baax li nga xamante ni moo di seen i liggéey gouvernance UCG faaw rek ñu daal di ci indi ay coppite ndaxte fan yii di ñëw danoo war a teg li nga xamante ni moo di SONAGED moom moo war a coordonner lépp loo xamante ni moo jëm ci wàllu mbalit ci Sénégal loolu nag boo gisee ñu teg ko rek danoo bëgg léegi mbalit mi
mu doon benn activité boo xamante ni tey jariñ nit ñi léegi nag li nga xamante ni gis nañ ko fi nga xamante ni moo di ci Daaru Salaam Ndangaan yéeme na lool waaye tamit gis nañ ni mbalit yi bari na fii waaye teewul liggéey bu am solo daal dinañ ko fiy def fii nag fu ñu defar ko rek liñ naan organisation beneen lay laaj defaraat fi nga xamante ni moo di ci dëkk bi def fi ay plan d'assainissement yoo xamante ni yu baax lay doon leneen li nga xamante ni bëgg naa ko cee yokk tamit ku wax Kaolack ak fee ma dëkk mooy Kaffrine wax fa wàllum inondation loolu nag pour ñu jóg ci dama bëgg rek xamal autorité yi nga xamante ni dañ fay nekk ñu fexe ba fii ak mois d'avril ñu commencé curage yu caniveau yi ndax soo xaaree rek ba nawet bi jub ay jafe-jafe la lay indil. Qu'avant l'hivernage, que tous les travaux qu'on appelle le travail pré-hivernal soient faits. En attendant que des questions structurelles, que des solutions structurelles soient trouvées à ces questions. jërëjëf Pape Mbaye Diaw mi tekki yooyu les kaddu mu nekk ay kaddu ki nga xam ne nag moom moo di ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique moom Abdoulaye Seydou Sow ngeen doon taataan ay kaddoom bu ñu ci noppee itam ñu wax ci leneen loo xamante ni ñu ngi doon amal tegum xeer mu njëkk bi mu soxal TER ñaareelu phase Diamniadio Diass lu ni mel jàppale ne rek dina rek daal di fit ci lu toll ci ñaar téeméer ak juróom-ñaar ci ay milliards ci suñu ay koppar bu ñu sukkandikoo ci président Macky Sall lu toll itam ci fukk ak juróom-ñeent ci ay kilomètres la ñu bëgg mu di ñu daal di koy jébbal askan wi laata rek weeru décembre atum 2023 Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye ñoo teewoon mbir mu ni mel bu ñu doon amal diwaan bu Diamniadio wala boog Diass ñu teelu reportage. wàcc liggéey yu jëm ci wàllum TER bi Diamniadio la ba Diass mu ngi jar lu toll ak ñaari téeméer ak juróom-ñaari milliards ci sunu koppar distance bi nag fukk ak juróom-ñeenti kilomètres la jiitu réew bi ci samedi bi la tàmbale liggéey. Cette deuxième phase du TER que nous lançons. diggante AIBD ak Diass 19 kilomètres la mu yokk ci 36 kilomètres yi nga xam ne newoon na fi diggante Dakar ak Diamniadio ci loolu dañuy am 55 kilomètres dinañ ci yokkaat yeneen juróom-ñaari train loolu day tax ñu am ñaar fukk ak ñaari train loolu yëpp nag buñ ko xaymaa ci ñaareelu pàcc bi ñaar téeméer ak juróom-ñaari milliards la ñuy dikkee. Coûtera 207 milliards de francs CFA. Président de la République di ñaax ouvrier yi fexe baral liggéey yi bëgg na lépp yemb laata décembre 2023. Et le chantier mettra en activité jusqu'à 200 travailleurs. liggéey lu ëpp ñaari téeméeru ndaw mën nañ ci liggéey ci loolu maa ngi ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo gañe marché yi ñu dugal ci ndaw yu dëkkee ci gox-goxaan yi ñu mel ni waa Diass bëgg naa nag balaa décembre 2023 liggéey yi pare te tamit train yu bees yi nga xam ne war nañ ko indi nañu bàyyi xel ni train la yi nga xam ne dafa war a am place u bagage ndax ku war a voyager di nga yor ay bagage. Ce sont des trains destinés à l'aéroport et aux voyageurs. ci fàttali bi ñu inauguré pàcc bu njëkk TER bi le 27 décembre bi ñu génn lu ëpp ñetti millions doomu aadama yéeg nañ ci ñaareelu pàcc TER bi buñ ci noppee ñetteel bi dafa jëm ci AIBD Thiès ak AIBD Mbour. jërëjëf Abdourahmane jàppal ne itam lu ëpp benn milliard ci suñu ay koppar la ñu rek daal di ficci ngir jóyeentiwaat li nga xam ne moom moo di daara yi nga xam ne itam tout tànk yi dañu fay faral di jànge wala seen ay wayjur di leen fa yóbbu ngir rek ñu amas na gëndiku fii rek ñuy wàcc mu ñeel li nga xam ne moom moo di crèche yi lu ni mel la ñu bëgg ñu daal di koy joyanti ndax yenn ci ay rëq-rëq yoo xamante ni dañ ko fi nemmeeku woon ci weer yi nga xam ne moom la ñu weesu dootul amati fii ci mim réew ki nga xam ne moom moo di Maymouna Sissoko Khouma xam ngeen ne moom mooy directrice bu case des tout petits moom moo biral yooyu li kaddu te itam di xam ne rek ne liggéey boobee daan ko gën a baral ñu teew lay kàddoom ci micro Pape Fara Gningue. ci chantier yu bari conformément ak li nga xamante ne moom la ñu njiitub réew mi sant muy son excellence le président de la république ci vision wam ci bëgg-bëggam y ay instruction wam pour renforcer li nga xamante ne moom mooy structure yi avec ak tabax bi nga xam ne ñu ngi koy tabax ay cases des tout petits ak yeneen structure garderie ak centre de veille fépp ci réew mi ñu ngi crèche aussi recevoir nañ leen fii ñu ngi ci liggéey pour assainir secteur crèche yi ndax moom bokkul woon ci suñuy aada néew na ñu doon yóbbu seen doom ci crèche tey jii ak autonomisation de la femme crèche yi bëri nañ ci réew mi moo tax il faut ñu assainir ko loolu moo tax ba agence bi ak acteurs concernés yëpp liggéey nañ ci benn projet de décret mi ngi en signature loolu dinañu mën a permettre véritablement pour que ñu mën a organiser sous secteur crèche yi
ba pare également fexe ba normes sécuritaires yi nga xam ne moom moo war ñu mën ko respecter. kuréel yi nga xam ne itam dañuy boole seen i ay kaaka ngir wëyal aw liggéey ngir rek ñu mën a am lu ñu def seen ak gafaga diwaan bu kunun jàppale ne ñoom ñooñee mer ba futt la ñu def ndax itam wujjante wi nga xam ne itam moom moo leen sonal lool jëm ci marché wi ak itam ñàkk joxum loxo woo xamante ni bàyyeekoo na ci gouvernement bu Sénégal jëm itam ca ñoom tax na ñuy sàkku rek aw ndimbal diwaan bu Tëngéej ak li ko wër Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb dox lool ren jile ba tax ñi nga xam ne ñoo bokk ci GIE des producteurs et maraîchers bu Kounoune et environ daal di jàpp nag ne ñoom ñile ku leen teg loxo rek lépp loo xam ne Sénégal daal dina koy soxla ci wàllu soble ñoom dinañu ko mën a matal la. dañu toll ci situation bu grave bi mooy soble France bi moom moo ñu nërmeel nar a daaneel ñun suñu soble local bi ñu ngi bay ay hectares yi hectares ci soble te xamuñu fi mu toll nii fan lañ ko jëmee. parce que tey jii bu fekkente ne soble local bi ñor na ñu ne marché bi 200 francs moom moo fa am wala 225 te baykat balaa jóg dem ci banque def fa prêt pour liggéey nga sa bagage ñor nga def say calcul xam ne yow mii lii nga xam prix bi nga ko nar a jaayee nii mënul fay sax banque kon yow fan nga jëm tey li nu tiital nag mooy te li waral tey ñu jóg taxaw di wax président de la république la ñuy waxal moom mi nga xam ne mooy liggéeyloo ay ndawam na leen di surveiller. parce que nit defal ma dara mu dem toog fa mu toog di def lu ko neex loolu dafa war a jeex ci réew mi. ñi nga xam ne nag ñooy yëngu ci wàllu mbayum dër di xamle ne tamit ñu ngi jànkoonteeg ay jafe-jafe te it di ñaawlu nag ñàkk a jàppale ki nga xam ne seen ministre bi daf leen koy ñàkk a jàppale. ndax sonn nañ trop ndax baykat yi ñoom seen avantage mooy suñu avantage ñun tamit buñ demee ñun dañuy dem buñ daanoo ñun dañuy soox ndax ñun si ñoom la ñuy gannaaw yàlla si ñoom la ñuy sukkandikoo ñu ngi liggéey ci tool bi di ànd ak ñoom di liggéey. buñ demut ñun duñ dem ndax suñu ginnaaw yàlla si ñoom lañu yaakaar ñi dimbali daal njiitu réew bi mu dimbali ñu rek mu jàppale baykat yi. tool bi métti na trop jëmbat bi métti na dagg bi tamit métti na nga pare war koo jaay ñu la koy jaayloo 225 dafa ndaw muy jóge ba beneen réew ñu koy jaay 500 te sa réew nekk fi ñu sonn ci ba bëgg ñu koy jaay 225 loolu dafa ñaaw trop suñu sañoon ñu jàpp ci loolu. ci fàttali nag daaw GIE Prodac nag daal di woon nay récolté lu tollook 412 tonnes ren ji la nag seen bëgg-bëgg mooy daal di am lu tollook 450 000 tonnes. Abdou Diouf ñi leen nag am nañu ndimbal am itam koo xamante ni daal na leen di jàppale ne koppar wu takku la ñu rek daal di ficci jébbal ko institut wu recherche agricole financement boobee nag mi nga bàyyeekoo ca banque islamique de développement ñoom ñooñee nag la ñu bëgg mu di technicien yu ISRA ñu gën leen a tàggat wala bokk ñu dolli leen ngir rek lépp lu ñeel wàllu mbay mi ñu mën cee amal ab taxaw seetlu waaye itam lépp lu ñeel lañ ca war a def ñu daal di ko ci def ñu teewlu Moussa Baldé xam ngeen ne moom mooy ministre de l'agriculture et de l'équipement rural ñu teewlu ay kàddoom ba tey ci micro Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb. jiw bu baax nag pour nga am ko il faut nga am ñu mel ni ISRA nga xam ne dañuy xarañ ci gëstu pour ñuy génne ay jiw bu méngoo ak jamono parce que jamono day dox jiw yi nga xam ne peut-être baaxoon na ci jamono maam yi baaxul tey donc loolu moo tax nag bu ñu bëggee am jiw yoo xam ne dafa méngoo ak jamono il faut que ISRA mu xarañ pour que mu xarañ il faut que mu am matériel. bu ñu bëggee autosuffisance moom première étape bi mooy autosuffisance en semence. li ñuy tuddee maanaam capital semencier bi il faut que muy dund pour mu dund nag il faut que liggéey bi mu continuer at bu nekk ISRA loolu lay def yeneen structure loolu la ñuy def donc gëm nañ tey en tout cas Sénégal lancé bi ñu am pour continuer am jiw bu baax di ko jox suñu béykat yi ci anam yu maanaam yu néew aussi bëgg peut-être même am place ci sous-région bi boo xam ne ku fi soxla jiw bu baax fii ci suñu sous-région war na nga mën a ñëw Sénégal ñu dimbali. dañu war a booloo xam nga dañuy dégg projet yu bëri ci ministère de l'agriculture ku nekk yaa ngi béy sa waar mais dinañ jël suñu jumtuwaay pour xool nan la ñëpp xoccandoo doorandoo benn yoon pour que mu gën a gaaw.
mbokk yi li ñu dippee li nga xam ne moom moo di mbarax ñu gën koo xam ci loo xamante ni day sax lu ni mel itam war na doon aw jumtuwaay woo xamante ni soxna yi dees nañ ko mën a taalee bu fekkee aw matt la ñuy toggee la ko dooree bët gànnaar bu réew bu Sénégal dugg itam ci réew mi lu ni mel la ñu rek daal di teg ngir rek mooyu li nga xam ne moom moo di daggub garab yi ci li nga xam ne moom moo di nanduk foy lu ni mel ñu ngi ko doon waxtaanee diwaan bu Ndar Géej ak li ko wër Ousseynou Diop Habib Seck ci reportage ñu seetaan. bët gànnaaru réew mi li ñu nemmeeku mooy changement climatique bi daf fi am doole loole sax moo tax désert bi di gën a yokku ndaka gën a waral bokk na ci gor matt bi nga xamante ni moom la ñuy def ci yenn ci gox-goxaat yi ngir nag loolee mën a dakk moo tax ñu daal di taxawal projet pilote bi nga xamante ni jëm na ci wàllu changement climatique bi ñu mën ko wàññi. li ñuy gën a jëfandikoo mooy matt bi ñu jëlee ci àll bi matt bi pour nga am ko léeg-léeg foog mu fekk nga gor garab. te loolu noonu day xaw a entrer en contradiction en tout cas ak suñuy objectif de développement durable. bët gànnaaru réew mi garab ya ñuy gor andil na jafe-jafe askan wi moo tax nag kilifa yi di ñaax loolee ñu mën ko bàyyi. waaye tamit xool yeneen i pexe bokk na ci loolee am gaz boo xamante ni ci mbarax mi di tifa lañ koy génnee. donc c'est important ñu mettre en place ay systèmes yoo xamante ne dinañ fexe ba coupe abusive boobu wàññeeku ñu bañati di daggati matt pour togg. waaye li ñuy toggee ñu mun ko defar ñun. lii dina may jigéen ñi ñoom seeni bopp ñu gën a farlu ni ñu daan demee ci àll bi di wuti matt loolee nag di mën a dakk ci na mu gën a gaaw. daanaka changement climatique comme ni ko préfet bi waxee sànq bàyyiwul kenn bàyyiwul benn secteur donc gis nañ ne population bi ñëpp a ci jàpp pour projet yi mën a am résultat. ba ñoom ci seen wàllu bopp léegi mën nañ demal seen bopp te defe naa ne loolu lañ ci doon ut. te yàlla def na ñun am nañ ko. soppi mbarax mi di ko toggee loolee bokk na ci jamono jile xalaat bi nga xamante ni askan wi nekk ci diwaanu Ndar moom la ñu daal di jëfandikoo ñu nag li ñu bëgg mooy lu jëm ci wàllu garab yi nga xamante ni dañ koy gor ñu mën ko dakkal ca na mu gën a gaaw. jërëjëf Ousseynou ginnaaw diwaan bu Ndar Géej ñu wutali beneen ab diwaan bi la yoon dañuy taxaw fa nga xam ne moom moo di ca Kédougou mbokk yi xam ngeen ne foofee la fay meññeemteef bari na te itam doomu gox boobee gis ñu seen bopp benn yoon lu ni mel tax na ñu amal waxtaan ci seen biir xool nees mën a def ba na si pexe ngir jugee ci li nga xam ne itam xale yooyee wala bokk ña fa nekk ci ay ndaw loolee la ñuy rek daal di dund ci aw CRD la ñu yëkkati woon boobule kàddu waaye itam doon fësal aw rapport bu ITE atum 2021 diwaan bu Kédougou Ibrahima Jabaxate. bari nañu ay opérateur économique ñi yëkkati seen kàddu pour ñaawlu ni ñu tënkee contenu local bi nekk ci biir rapport ITIE 2020. li nga xamante ne tey jii nii mooy présence société minière yi ñun des fois duñ ci yëg suñu bopp parce que dëkk bi tey jii nii société minière dafa ñoo waroon jàppale tey ñu développer li nga xam ne mooy mbay mi développer tourisme mais malheureusement secteur yoo xamante ne dañ leen fàtte te loolu wurus buy jeex ñun ñi nga xamante ñoo fi dëkk ñun ñooy gën. même jaaykatu ginaar yi tamit nee nañu gisuñu seen bopp ci biir contenu local bi. si achats locaux yi ñun aviculteurs yi gis ñu suñu bopp loolu moo tax ñu ne ITIE lu ñu def ni dañ koy rafetlu mais niveau local tey boo laajtee benn société nga ne leen est-ce que am ngeen marché ak fédération des aviculteurs mënuñu wax am nañu benn marché mënuñu génne benn document yu prouvé na ko jox nañu benn marché. waaye pour nga mën a bénéficier ci xaalis bu bari bi ñu jagleel contenu local bi fokk nga am ay capacité ci am ci sa biir société. tissu économique local ñi nga xam ne mooy seeni doole seen mën-mën eggagul amagul doole noonu ndax région bu doog a judd la yàggul bari dara. dañoo soxla li nga xam ne moom mooy capacitation maanaam dañ leen war a gën a taxawoo ci wàllu xereñ ak ci wàllu xam-xam ak ci wàllu koppar tamit ndax financement mooy li nga xam ne mooy gën a dëgëral sa taxawaay ndax buñ ne marché wu milliard a ngi nii te yow amoo ginnaaw joo xam ne amoo gafa joo xam ne àttan nga loolooy dina jafe ci yow pour nga daldi cay mën a bokk ci ñuy jongante. coppite yi ñu waajal ci contenu local bi war nañu bàyyi xel bu baax a baax ci opérateur économique yi yeewu fii ci diwaanu Kédougou te ñuy yëngatu ci wàllum koom-koom fii ci région minière bu Kédougou. jërëjëf Ibrahima mbokk yi ñu wax ci leneen mu soxal wàllu diine sànq bi ñu door maa ngi leen ko doon junju mu ñeel Daaka édition atum 2022 jàppale na nag ca diwaan bu Médina Gounass lu ñeel wàllu activités yi daal nañ koy door lépp lu soxal itam yenn ci ay jumtuwaay yoo xamante ni daañ ko mën a amal ba ñi nga xam ne itam ñoom ñoo di taalibe yi bu ñu ñëwee mën a amal gàmm bu mucc ayib moo xam ci wàllu kaaraange ak itam wàllu wér-gu-yaram jàppale ne nag région médicale bu Kolda am na itam taxawaay woo xamante ni daal dina ko si am diwaan bu Kolda ak la ko wër Abdoulaye Diallo.
daakawu Médina Gounass door na biig professeur Moussa Baldé di jëwriñ ji ñu denk wàllu mbéy mi moo fa jiite woon délégation bu gouvernement édition bu ren ji mu ngi xewee ci jamonoy mbas mu waral ñi fi ngànk wàllu wergu yaram askan wi daal di fi jël ay matuwaay. gis ngeen ambulance yi nga xam ne ñu ngi ci tali yëpp taxaw ci yoon yi nga xam ne yëpp dañuy ñëw ci Gounass ak tamit fii ci site Daaka bi te tamit xam ngeen ne lii di sapeur pompier lii di gendarmerie daanaka lépp luy force de défense sécurité aussi ànd nañ tamit ay médecins yu am solo yoo xam ne ñoo lëkkaloo ak ñun dispositif yi nga xam ne moom lañ taxawal fii pour mën a daal di saytu lépp luy en tout cas problème de santé ci Daaka bi nga xam ne fukki fan lay def donc ci fukki fan yooyu def nañ suñu point yi nga xam ne ñu ngi fii si Daaka bi ci poste santé bi ci centre santé bi loolu lépp ak tamit ci caserne sapeur pompier yi mu nekk dispositif boo xam ne ñu ngi koy coordonné. ngir ñaax nit ñi ca Daaka bi ngir ñu topp digle yi ñu digle ngir moytu mbas mi waa service national de l'éducation et de l'information pour la santé ñoo ngi ci béréb yi. monsieur le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr wax ñu rek ñu ñëw continuer jàppale leen tamit parce que événement bi événement national la même sous-régional moo tax tey service national de l'éducation teew fii indi ay masques yu bëri dolli ci li nga xam ne moom la région bi am indi fi également ay produits d'hygiène ak lépp li nga xam ne soxna yi ak jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci waañ yi fii dañ koy soxla pour que ñi nga xam ne dañu ñëw ci béréb bi ñaanukaay bi ñu mën koo jëfandikoo loolu nag ñu ngi ciy sant bu baax xalifa bi. ab brigade d'hygiène la ñu samp ca frontière ba ngir saytu wàllu wergu yaram nit ñi fay jàll. Daaka ak jàmm la ñuy ñaanal bépp jullit woo xamante ni moo xam ci réew mi wala bokk ci biti réew xibaaru biti réew yi mbokk yi ci la ñuy jublu wax itam ca la nga xam ne moom moo xew ca Ukraine foofee xam ngeen ne guerre wa nga xam ne nag am na fa te ngeen miin ko ci dégg-dégg ay doomi aadama di fa ñàkk seen bakken waaye jàpp leen ne yàqu-yàqu yi bari na bu ñu fa jógee daañu dem fa nga xam ne moom moo di ca Burkina Faso gouvernement bu yees wa nga xam ne moom la ñu fa taxawal lu ni mel dañ ciy ànd ak Ibou Diouf ñu seetaan. rekook réewu Ukraine ak jamono ji nga xamante ne rek fitna dafa juddu digganteem ak réewu Russie waa ONU nag di fësal ci ab bataaxal nu lu toll ci 1 million ak genn wàllu doomu aadama bàyyeekoo nañ fi nga xamante ne mooy Ukraine di uti fu ñu làqatu yi ONU nag moo fësal li ne mel jaarale ko ci ab bataaxal ñu ne nag ab crise la bu gaaw a gaaw gëj nañ ko gis nag jamonoy guerre mondiale ak léegi. tax na waa OMS di kuréel bi nga xamante ne mooy saytu lépp lu aju ci wàllu wërgu-yaram ci àdduna wërngal këpp samp ko ci réew yi di Moldavie Roumanie Pologne ak li ni mel lu ñu bëgg rek mooy taxaw bu baax a baax daw làqu yooyee. ñu desandek xeex boobu ak taxawaay bi nga xamante ne waa Israël amal nañ ko ba tax na rek ñuy yónnee ab ndaw jaarale ko ci ki nga xamante ne mooy premier ministre ba di Naftali Bennett moom nag demoon na fi nga xamante ne mooy Russie ngir tase kilifa yi rawatina ki nga xamante ne mooy Vladimir Poutine ci loolee nag jaaral nañ ko ci ab communiqué rek fësalaat li nga xamante ne moo waraloon bi lu tukki maanaam fexe ba ab jàmm mën a dellu si fi nga xamante ne mooy Ukraine bi nga xam ne jamono ji waa Russie dañ ko amaloon ab jong loole nag tax na rek ci wàllu diplomatie ñi nga xamante ne waa Israël ñu ne amal nañ ci taxawaay bu mucc ayib. bu ñu bàyyee ko foofu dañu dem fi nga xamante ne mooy États-Unis foofee nag taw bu metti bu ànd ak ngelaw moo fa am ba tax na rek am na ñu fa ñàkk seen bakkan jamono ji ñu ngi koy xayma ci juróom benn nit ñu ne nag ci dëkk yi di Iowa nekk ci xolu États-Unis moom ñoom loo gën a sonn ci li ne mel ndax nemeeku nañ fa yàqu-yàqu boobu yu bëri. loolu rek tax na kilifa yi jël nañ jamono ji ay matuwaay ngir wallu ñi nga xamante ne ñooy féete ci dëkk bi ñu naan Iowa nekk ca États-Unis jeexale ko rek ak gouvernement bu bees bi ñu nemeeku jamono ji fële ca Burkina Faso gannaaw bi ñu tàbbee rek premier ministre ba di Albert Ouedraogo kookee fësal na ñi nga xamante ne ñoom la fas yéene liggéeyal rek ci gouvernement de transition bi ñu ne nag am na ay poste clé yoo xamante ne rek ñu xam ci réew mi ñoo ko yoraat bokk na ci Yero Boli mi nga xam ne yàgg na liggéey ak président Blaise Compaoré am na keneen tamit ku ñu nemeeku ne dugg na ci gouvernement boobu di réalisatrice bi di Valérie Kaboré moom lañ jox lépp lu aju ci wàllu communication culture art ak tourisme ki nga xamante ne bindkat la bu ñu ràññee di Lionel Bilgo moom tamit moom la ñu tàbb rek ngir mu saytu lépp lu aju ci éducation nationale ba.
ma ñu waxtaanee wàllu tàggat yaram basketball jàppale ne match d'ouverture bu Sahara Conférence deuxième édition basketball African League ki nga xam ne nag ñoom ñoo teewal réew bu Sénégal di Dakar Université Club ñoom ñooñu nag daal nañuy lajj ci li nga xam ne moom moo di seen ak ndorteel ginnaaw juróomi poñ yoo xamante ni daal na leen di wutali ak doomu réew yu Guinée yi juróom-ñetti poñ ak lu toftal juróom jàpp juróom-ñaar fukki poñ. lu ni mel la boobu les score daal di tëddee jàppale ne Dakar Université Club nag dina amal ñaareelu sorteem ni ki mardi wi nga xam ne moom la ñu dëgmal dina ci janoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di doomu réew bu Mozambique mbokki lu ni mel foofee la ñuy jaar daal di buural jotaayu xibaar yi dig daje ngoon incha allah à partir de 19h30 dinaa fi teewaat jukki leen xibaar yi ci kàllaamay kocc lu mooy loolee itam woy leen di des ak programme télévision Futurs Médias mbokk yi ñu yendu jàmm jàngeen jëf